jërëjëf Faty ñu am mbégte dalal fi docteur Ousmane Dia moom mooy directeur des établissements publics de santé maanaam yow yaa yilif hôpitaux yi nga xamante ne ñi ngi bànqaasoo ci kër jëriñ ji dénk wàllu santé ak action sociale li xew ci bërki démb nag samedi bi fële ci Linguère moo waral teewaay bi fii muy ci service néonatologie hôpital Magatte Lô mu tàkk ba ñeenti bébé di ay tuut tànk daal di ñàkk seen bakkan muy loo xamante ni dañu considéré na lu garaaw la du xewee ci hôpital parce que hôpital dañ faa war a faj wante nit mënu faa ñàkk bakkanam surtout dans certaines circonstances ñu bëggoon a xam yéen ñi nga xamante ni yéen a yilif barab yooyu enquête yi ngeen mujj am lan moo waral lii parce que ñu ngi doon wax naan ay court-circuit yi finalement ñu écarté thèse yooyu dernier élément yi ngeen am ci enquête bi. voilà jërëjëf monsieur Diagne maa ngi nuyu madame Fatim di nuyu monsieur Nil ak monsieur Diaw di rafetlu seen invitation te tamit di leen sargal di leen ñaanal ci weeru koor bi yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp te nangu ñu suñu koor waaw démb lu tiis moo ñu dal ndaxte yaakaar naa ne ay 10 heures bu mu jotee lañ ma yónnee information ci laa woo kilifa bi bu mu koy jotee moom tamit yaakaar naa 2 heures fekk na ko biir Linguère fekk ñun sax ñu ngi ci yoon bi parce que bi mu amee dañu ne donc il faut que kilifa bi si boppam moo ne man maay demal sama bopp bi muy dem nag ànd ndax délégation bu rëy ànd ndax secrétaire général bi ànd ndax man ànd ndax le directeur des infrastructures parce que dañu ne woon il faut lu ci ëpp mooy nañu xool la fa xew waaye tamit nañ ñëw mastawu njaboot ya fa nekk te ba ñu ñëwee yaakaar naa ne gis nañ autorité dëkk bi yëpp ba naataango bi di ministre du développement communautaire fekk na ko fa ñu dem xool hôpital bi bañ ko xoolee nag ànd nañ wax gendarmerie te xam nga du loo xam ne dinañ ko jéebaane léegi waaye dañu ne il faut que enquête am parce que moom daf leen ne il faut que enquête am ñu xool déjà ñu situer les responsabilités ndax ci hôpital bi la ndax amul négligence ndax court-circuit la wala ndax retour parce que courant dafa coupé ndax du bu muy dellu ci la am doole ba indi fa musiba ba mu amee tamit naka la hôpital bi comporté wu ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon garde léegi ñun jot nañu un rapport circonstancié boo xam ne jébbal nañ ko xam naa ne fii ba ngoon bu ci pare dinañu wax li ci am yëpp waaye li ci am solo tamit mooy démb direction des infrastructures yónnee na foofu équipe am parce que ñoom lépp luy équipement infrastructure ak maintenance ñoo ko yor ci ministère de la santé yónnee na équipe bi pour ñu saytu xool la fa xew ak nu mu xewee parce que bi ñu duggee foofu yaakaar naa ne xool yi tooy nañ te jéggi na daya daal ndaxte ñeenti xale gaañu nañ yàlla sutural nañu yeneen ñaar yi génn nañ ba ñu delloo leen seen waajur waaye fu mu nekk ni nag yaakaar naa ne gendarmerie mi ngi def liggéeyam ministère mi ngi def liggéeyam ci ay fan yu néew comme ni ko kilifa waxee rapport bi dina disponible. lu rapport bi wax rapport circonstancié bi ngeen. rapport circonstancié bi daal dafa évoqué ñaari fait rek ne lii ak lii mën na nekk waaye expliqué na naka la personnel bi comporté wu ak accompagnant itam naka lañ def nag ba ñaari xale yi mucc waaye ñeneen ñi bi ñuy ñëw fekk na yàlla def na li gën seen bakkan rot na gis nañu dégâts yu mu def léegi nag fu mu nekk ni nag comme ñoom experts yi incha allah d'ici ñaari fan rapport bi dina génn te dinañ la. négligence da cee am loolu parce que lu mel nii am ba ay nit ñàkk seen bakkan. secours amul évacuation amul maa ngi koy soo gis ci réew mi en fait. duñ ko écarté xam nga fu mu nekk nii bu ñu nee lii dañ koy dindi dafa mel ni dañu am lu xam ne dañ koy nëbbuñu dara du ñu écarté négligence du ñu écarté laxisme. du ñu écarté court-circuit du ñu écarté retour d'électricité du ñu écarté itam vétusté wu matériel. dama bëgg parce que bu ñuy jël décision il faut ñu jël ko ci loo xam ne lu wóor la lépp li nga xam ne nag war na dinañ ko def te fu mu munti dellu dinañ situer responsabilité ci lu gaaw a gaaw incha allah. waaw gis nañu sànq suñu benn élément bu mu doon jàllale fii muy Amadou Kanar Diop di ñu xamal ni Ndakaaru ñaari. hôpital daal la fi gis ni ñoom ñooy respecté li war ci maintenance ci seen dispositif incendie mu mel ni que kon sunu bërëbu fajukaay yi dese naa wóor. waaw loolu moom bu ko lexee mën na ko wax ndaxte bu ma juumul mooy marché yu mu gagné moom parce que moom dafa yore société boo xam ne day def si ñuy wax PIP mooy prévention incendie. te def na ko Fann te yaakaar naa ne su ma juumul def na ko Dantec. ndax ñaari hôpitaux yi la cité. ñaar yooyu la cité parce que ñaar yooyu la xam te foofu la dugg. mais damay fàttali ne weer mi ngi nii. tontu na ko de. monsieur le ministre dafa am lu am solo lu mu wax ci réunion daf ñu ne dafa am ñaari bànqaas yoo xam ne il faut que hôpitaux yi ñu tegaat ko. benn bi lañ tuddee comité technique d'établissement. comité technique d'établissement day benn bànqaas boo xam ne muy saytu lépp li nga xam ne day wàllu faj wàllu.
cet wàllu hygiène sécurité ak wàllu naka la ñuy yoree maladie ak ni ñuy yoree tamit personnel hôpital. ñu pare ci loolu am décret boo xam ne génn na mooy décret buy mettre en place beneen bànqaas bu ñu tuddee comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail kilifa bi nag bi mu gisee ne ñaar yooyu xaw nañu lajj fan yi daf ñu ne nañu def benn note mu signé ko pour wax hôpitaux yi nekk Sénégal yëpp nañu bànqaas yooyu na fonctionner ba pare rapport yi chaque weer wala chaque 3 mois il faut mu ñëw. ba ñu defee loolu dafa am loo xam ne tam dafa am solo parce que dafa am lu ñuy wax le comité la commission interministérielle de protection civile. dafa am hôpitaux yoo xam ne dañu toog xool seen bërëb bi nu mu mel xam ne fii boo moytul musiba mën na fi am si la ñu woo commission boobu bind lettre ministre de l'intérieur mu commencé di mener ay mission rapport hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff génn na ba nga xam ne ministre bi jël na ay décision jël ay instructions jox ko directeur bi ne ko il faut une mise aux normes hôpital bi il faut ngeen soppi ko ba nga xam ne képp ki nga xam ne ma ngi fay dugg. waaw kon kay vous confirmez ce que Canard a dit bu fekkante ni yéen jot ay rapport ngeen jotagum mais jëfeegu leen la nga xamante ni mooy recommandation yi. dama bëgg ne xam nga liggéey boobu du liggéey boo xam ne dañ koy def si ñaari weer parce que liggéey la boo xam ne benn commission interministérielle la mën na jël at. parce que bu leen fàtte ne juróom-ñeenti fukki hôpitaux la ñu am Sénégal te hôpitaux yi ci ëpp bi ñu koy tabax yaakaar naa ne avant indépendance la wala même pendant la colonisation hôpital bi mag Sénégal 1855 la Dantec 1912 nga jël principal ay 1882 donc hôpitaux yi yàgg na mais boo xoolee tey hôpitaux ñeent yi ñu tabax nii boo fa duggee di nga gis hôpitaux yoo xam ne li ñu doon gis mooy Maroc lay am wala France donc fu mu nekk ni mise aux normes dafa metti te pour hôpital boo xam ne dañ ko tabax ba pare boo laajee expert dañ la ne toj ko tabaxaat ko moo gën a yomb di ñëw di ko defaraat. di ko rénover. voilà rénovation bi parfois dinañ la ne day dem 13 milliards day jël temps léegi nag ce que ñun lu ñuy def mooy hôpitaux yi ñu ngi koy defaraat di ko def au nom parce que tey boo xoolee néonatologie dafa nar a am benn baie vitrée boo xam ne yenn sage-femme yi wala yenn pédiatre yi fi ngeen di toog seen biir néeg di ngeen gis xale yi. léegi nag beneen wax boo xam ne kilifa wax na ko nee nañ dañu jël ay caméra dugal ko ci salle yooyu yëpp. ndaxte il faut mu am 24 heures sur 24 surveillance. beneen bi mooy personnel bi nga xam ne ñoom ñooy personnel de sécurité bi. il faut que ñuy dox ci biir hôpital. pour Linguère man laa bëggoon ñu taxawaat. ana personnel bi lii di am est-ce que y avait quand même soit ay infirmière wala chef service ba wala. waaw ils ont laissé les bébés à eux-mêmes. en fait ndaw si dafa ñëw def nursing bi ba pare. ci rapport bi ñu soog a jot dafa def nursing ba mu jeex mu génn di dem sangu pour garde bi fekk ko fa waaye ci diggante bi la saxaar bi commencé génn nee nañ fekk ay 8h25 jot na ba mu jotee ñoom ñëpp dañu daw ndaxte balaa pompier di ñëw yaakaar naa ne ñoom ñoo jël extincteurs yi ak ndox ba fay lakk bi léegi nag pompier yi bu ñu ñëwee dañu def lu dul refroidissement léegi nag accompagnant yi ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci wet bi ñoo ñëw génnee ñaari xale yi waaye nag comme xale yële dañu nekkoon ci table chauffante bi xam naa ne yàlla nag si la def li gën xale yooyu ñoo ci génn àdduna. mais est-ce que foofu comme ni Chérif doon wax négligence man wax ba dëgg fa yàlla bëggoon naa ñu taxaw foofu parce que loolu quand même c'est inédit ci réew mi et c'est un drame boo xam ne ñëpp a ko ñaawlu est-ce que problème ressource également féetewul foofu parce que ndax kenn rek moo fa waroon a toog est-ce que tamit nombre bébé yi ak nu ñu mën a toll benn nit rek moo waroon toog foofu est-ce que boo def dañu war a leen faa bàyyi dem même su fekkee ne sax bëriwuñ waruñu am personnel boo xam ne suñuy génnee am ñeneen ñu fa toog di leen xaar. waaw loolu moo tax ma ne la tey écarté wuñu dara dinañu xool ñaata nit ñoo fa nekkoon. ndax garde bi dañ koy def ni mu waree parce que dafa am loo xam ne signé nañ ko suñu ministre moo ko signé dafa newoon seniorisation des gardes mooy garde yi buñ ko joxati ku nekk. il faut que docteurs yi gën a mag wala professeurs yi nekk foofu di ko saytu. ñu am ay infirmiers yu ànd ak ñoom kenn mënu leen a am ci hôpitaux yi. dinañ leen fi kenn ak nangam kenn du fi am. waaw yooyu yëpp. ay stagiaires rek nga fay gis. waaw moo tax ñu ne tey il faut ñu soppi doxalin. xam nga boo gisee tey ñu am. ci privé yi rek bàyyi public bi di bëgg a dee. yooyu yëpp bu dee am na dina jeex parce que yaakaar naa ne kilifa bi tey fu mu nekk nii. depuis juróomi weer. nouvelle gouvernance bu muy wax loolu lañ commencé def boo gisee coow bi bëre santé rek la ñuy wax bu weesoo mbas mi parce que dafa am ay mesures yoo xam ne dañ ko jël dañ na am na loo xam ne léegi mënatuñu ko seetaan dëkk bi di fi am léegi nag mesures yooyu nag dama bëgg fàttali ne nag du loo xam ne léegi la fi jóg dafa yàgg si dëkk bi waaw te gars yi ñemewul leen professeurs yi directeur hôpitaux yi nee nañ ñi dañoo am seen complexe ñemewul leen man laaj na ab syndicaliste bu ma ko wax ne des fois dañuy jël sa xaalis di ko fay ñi nga xamante ne ñoom ñooy internes yi alors que internes yi c'est des étudiants yoo xamante xëy na bu leen joxee bourse ñu mën cee dund. waaw xam nga yooyu peut-être mën na nekk ay cas isolés mais boo ko xoolee amuñu kuñ ci ragal parce que dañ ne loi bi benn la pour ñëpp ngay professeur
di docteur di administratif loi bi ñun ñëpp si ñun ñëpp la toll. léegi li ci am nag dafa am organisation te xam nga mécanisme de sanction yombul il faut mu jël temps mais tey yaakaar naa ne lépp li nga xam ne war na am dinañ ko def amuñ kuñ ci ragal amuñ ci kuñ ci tiit ndaxte kilifa bi boo ko xoolee ci fan yu mujjee wax na ko ne képp ki nga xam ne teguloo ci yoon il faut ñu daan am sa kaw te loolu yaakaar naa ne ragaluñu ko daal dinañ ko def te dinañ ko def ni mu waree te dinañ saisir justice bi. waaw docteur man foofu laay taxawee ci mécanisme de sanction yooyu nga xamante ne dañuy wax parce que dañoo gis ni Sénégal quand même yàgg na am ay jëye mais bu ñu demee ba sanction yi war a taxaw duñ ko fi gis. du mujj fenn voilà chaque fois bon day am mort d'homme mu am benn indignation xam nga pendant un moment après mu jóge fa naax saay gis nañ fi affaire Joola y a jamais eu de sanction. les enfants les talibés de la Médina les talibés de la Médina y a eu 11 morts. xam nga 9 morts voilà gisuñu benn sanction. tey jii ay xale gis nañu par exemple 4 bébés yu nga xamante ne génn nañu àdduna est-ce qu'on peut espérer que ne bu ñu demee ba nga xamante ne jàpp nañ ni négligence am na et que responsabilité situé nañ ko ñi nga xamante ne def nañ loolu ay sanction dina dal seen kaw. waaw monsieur Mine je pense que kilifa bi ba muy wax bi leer na nag nee na leen dinañ situer responsabilité bu dee négligence nit la dinañ ko sanctionner bu dee négligence kilifa la dinañ ko sanctionner amul dara loo xam ne dinañ ko ci ragal fu mu nekk xam nga ñun santé lu tax suñu mbir xaw a doy waar dinañ jël sanction mais ñu bëri duñ ko yëg léegi boo ko yëgee li ci ëpp day nekk ay kàngam yoo xam ne am nañ syndicat yu am doole ñuy yuuxu waaye lu ñu mënti yuuxu ñun de yaakaar naa ne ñeenti at yi mosuñu dellu gannaaw saa yu ñu jëlee sanction dañ koy appliquer peut-être nag du ñu ñoo xam ne dinañ ñëw ci télé bi naan sanctionné nañ tel sanctionné nañ dit parce que li ci ëpp solo mooy bu defee jéye bi mooy leer mais sanction yi am ci suuf du génn wala bu génne rek syndicat yi ñoo ko génne mais bii moom mun naa leen seedeel ne kilifa yi dafa wax lu leer bi ñu nekkee foofu nee na képp ki nga xam ne sa loxo takk na si négligence wala laxisme dinañ la sanctionné sanction bu gën a metti si sanction yi ñu mën a léegi norme sécurité rawatina wàllu incendie nag wax nga ne jot ngeen ay recommandations avec le ministère de l'Intérieur à travers la direction de la protection civile ban garantie ngeen ñu mën a jox nii désormais lii dootu fi amati et que tous les hôpitaux vont quand même respecter ces normes là. waaw garantie moom mënuñu ko am ndaxte man dama jël ne démb bi ma duggee ci salle bi foofu ndogalu yàlla bokk na ci nag parce que même bu dee structure nekkul aux normes mais boo xoolee li xaw nga xam ne yaakaar naa ne amul kenn ku am fitu ne lii da tayef la du tayef waaye liñ la mën a wax mooy fukki at ak ñaar ñi ngi mettre en place ay programme qualité léegi nag li ci ëpp nag dafa am lu ci am solo mooy kilifa bi nee na léegi képp ki nga xam ne respecté wuloo li ñu tëral dañ lay daan bu dee directeur nga dina am leneen ñu def si yow bu dee personnel nga dinañ la dindi wala dinañ la dax mais bu dee ay délit mineur la mun nañ la affecté foo xam ne mu nekk sanction parce que dafa am loo xam ne tam il faut mu dellu si mooy civisme ak patriotisme gis nga tey dafa am benn programme bu ñu tegoon ak japonais muy 5S 5S dafay bu courant coupé da ngay gis ci interrupteur bi ñu def on ak off yow nga am xelu ne comme courant coupé da nga ñëw def ko off yooyu yëpp ay réflexes yu ndaw la yoo xam ne sénégalais amatuñu ko te am na foo xam ne tamit il faut ñu def ay jéego yu rëy mooy ci personnel de maintenance xam nga Sénégal fu loolu tam néew na fi doole trop te li ci ëpp càggante da ci am ndaxte bu ci càggante amul woon gis nga booy génn sa bureau di nga fay lampe fay climatiseur mais da ngay gis koo xam ne génn na bàyyi ko noonu ba musiba mën ci am te comme ni ñu koy waxee dafa am ci ñeenti at yi lu ñu commencé di def waaye xaalis bu takku la mooy audit des installations électriques parce que dañu xool ne hôpitaux yu bëri fu mu nekk nii courant bi li ñu ciy consommé bëri na ñu ne nag il faut ñu wàññi ko parce que yaakaar naa ne dem nañ ba yoreel Sénélec lu mot ci fukki milliards kilifa bi ren dafa jël lu mot ñetti milliards stafur la jagleel ko pour ñu fay courant ci biir budget de fonctionnement yi mu ne nag léegi il faut ngeen def ay effort parce que da ngeen autonome am na yoo xam ne mënatuñ ko fi seetaan li ñuy def bi ñu defee audit bi dinañ dugal par exemple l'énergie voltaïque mais léegi dañu am ay personnel yoo xam ne comme ñooñu dañu amoon ay passe droit dindi nañ ko boo nekkee personnel ñu jox la néeg wala kër ci biir hôpital bi yaay fayal sa bopp courant installation bi dinañ ko vérifier bu nekkul aux normes di nga ko mettre aux normes mais li ci am solo mooy comme hôpitaux yi dañu yàgg il faut ñu def audit installation électrique yëpp bu ñu paree nag jël ay décisions yu mag yoo xam ne dina tax population dootuñu subir genre désagrément yi voilà ci beneen pàcc su ma juumul direction bi moom mooy gérer tamit structure privée yi clinique yeeg yooyu te jamono ji rek gis nañ ci ay cliniques yuy dem bay approvisionné wu ci ay coowal faux médicaments wane ni est-ce que ñoom ñi ngi leen di saytu di leen contrôler comme ni mu waree. waaw léegi loolu nag dafa nekk ci direction générale bi ma bokk muy direction des établissements privés bi nga xam ne docteur Henriette Cécile Diop moo ko yor
yaakaar naa ne fan yii rek dégg ngeen ko ay nit yoo xam ne dañu ñëw am ay autorisation yoo xam ne kenn xamul fu mu jóge trafic boobu amoon na fi waaye yaakaar naa ne ñeenti weer a ngi nii ñu ngi ci terrain bi di leen jàpp di leen livrer justice parce que tamit dañu xool je pense que suñu expert moom wax na ko sànq parfois réglementation bi moo ñuy tënk ñun bu ñu ñëwee jàpp tey ku mel ni man am clinique bi répondul benn norme amul autorisation amul dara dañ koy jébbal autorités yi ñoom ñoo mën a tëj ñoom ñoo mën a arrêté nit ki ñun li ñu mën a def rek ci liggéey bi fi suñu wàlla yem mooy xam ne kii amul autorisation amul diplôme amul li nga xam ne mën na tax mu ubbi clinique ñu jébbal dossier bi kilifa yi léegi nag li ci des nag wàllu justice la ak wàllu tax te préfet mooy tëj ñun du ñu tëj ñun dañuy ñëw bu ñu àndeex préfet c'est le préfet mooy ñëw tëj clinique bi ba pare justice topp yoon pour que waa ji ñu mën ko daal. ba léegi dernière question Chérif laata ñuy wàllu parce présidence. que lii am na solo Fatick mooy Kolda c'est vrai que mujj na leen affecté benn gynécologue dégg naa sax contractuel la te état bu Sénégal moom bu fekkante ni moo yilif ñi nga xam ne ñooy fonctionnaire yi war naa mën a affecté ku nekk fu ko neex te sax waru fee nekk di poser ay conditions mais li ñu gis mooy am na médecin yoo xam ne ni lànk ne du dem ci yenn diwaan yi parce que dafa sori wala buñ fa demee duñ mën a xarmat te dégg nañ aussi waa Matam ñi ngi ñaawlu ne xaw ma deuxième gynécologue ba nekkut fa muy cas bu critique boo xamante ne aussi comme yaa yilif établissement de santé publique yi bëgg nañu aussi ñu am ci gis-gis parce que am na benn polémique bu am seen diggante ak ministre de la santé ba sax am ñu naan dañuy def pétition pour que ministre bi démissionne muy loo xamante ni que moom lu garaaw la. waaw loolu moom waxu ko daanu saret parce que dama xam ne dafa am loo xam ne dañ ko dénk ministre bi li ñu dénk ministre mooy na réguler secteur bi def ba nga xam ne tey li kilifa bi bind ci charte dëkk bi mooy képp ki nga xam ne yaa ngi Sénégal ak foo munti doon lépp li nga xam ne nit ki am na ko ci dëkk boo xam ne moo gën yow fi nga munti nekk nga am ko. polémique bi bëri na doole waaye xam nga dafa am lu am solo loo xam ne nit yi dañ koy fàttali mooy médecine c'est une profession libérale képp ki nga xam ne tey gisatuloo sa bopp ci wàllu nguur wala ci wàllu contrat yi bu la neexee mën nga ñëw ut autorisation bu diir bi nga xam ne fixé réglementation bi fixé na ko pour nga toog ko nga ñëw ñu jox la autorisation nga dem fi nga xam ne foofu la ñu xam ne am na fu ñu la mën a sanc fi nga mën a sanc ndaxte foofu soxla nañ ko Kolda lu tax mu doy waar parce que ñun xaaruñu ay questions écrites pour jël problème u Kolda dama la bëgg fàttali ne ñaari at a ngi nii ñeenti gynécologue la ñu affecté Kolda bañ leen affecté ñun dañuy def note bi ne leen dem leen rejoindre seen service. ñuy bañ. boo bañee daan da lay dal parce que fan yii dégg ngeen ko. daan yu mel nan par exemple. daan yu par exemple est-ce que daan yu demande d'explication yooyu noonu. du demande par exemple daan bi ci njëkk mooy. mun nañu def la ordre de recette lépp li nga xam ne ministère finance fay na la ko di nga ko delloo ñaar am na yeneen daan yoo xam ne yu gën a diis la yoo xam ne kilifa nee na dinañ ko jël. mais war na doo exercer sax. mais xam nga tey boo ko waxee dañ la naan médecine exercice libéral la waroo ko def mais lu ñu ci mën a wax daal mooy réflexion bi dañ ko entamé parce que dañu ne mënatuñu toog di affecté ay nit. mosuñoo dégg benn enseignant bu ñu affecté mu bañ lu tax ñeneen enseignant yi fu nekk leen di dem ci diwaan yi gën a sori am na médecin yoo xamante nekk ay sénégalais ñu leen di affecté ñuy bañ loolu c'est normal. xam nga lu tax mu doy waar parce que li ñuy wax noonu amul. parce que tey Kolda boo fa demee même li ñuy wax banaliseur nga xam ne dootuñu nekk di def ay brûler ay déchets hôpitaux yi am na fa def nañ fa célioscope def échographe boo xam ne amul fenn ci hôpitaux Dakar yi dama bëgg a wax ne ren lu mot ci fukki milliards ak ñeent jël nañ ko jënd équipement amul hôpital boo xam ne tey laaluñu la donc parfois bi ñuy wax il faut que ñoom tam ñu dem xool foofu te maa ngi ko doon wax seen benn naataango ma ne ko am na médecin yoo xam ne li ñu leen di fay mot na man sama salaire ñett wala ñeenti yoon te man directeur national la mais taxul am na ñoo xam ne dañu naan duma dem te dañ leen wax dafa am benn période probatoire boo xam ne mën nga fa toog muy ñeenti at juróomi at bu ko weesoo dañ lay indiwaat ñeneen yóbbu leen leur serment la. waaw loolu nag vraiment. booy waat da ngay waat ne da ngay faj ñëpp sénégalais amul xaaj ak seen ku dëkk Ndakaaru ku dëkk Kédougou yam moo tax nag coow bi am parce que dañu ne amatul xaaj ak seen il faut képp ki nga xam ne affecté ne la il faut nga dem mënatuñu toog di tolérer ay yoo xam ne amul maana amul solo di nekk di yàq liggéey boo xam ne at ñu koy def. dernier mot rek ci boutique yi aussi parce que benn yóbbante la benn malade mu ko wax. hôpitaux yi dafa am ay boutique mais ña fay jaay ci boutique yi nee nan lu ñuy jaayee fii ci biti 300 ci biir ñoom hôpitaux yi daan jox nañ ma kaawu daan teg benn ku ko fekkee moom ko wax ne ma dañuy extrapoler ci li nga xamante ne mooy prix yéen fay jaar yéen yilif yooyu tam war ngeen cee ut saafara parce que quand même genre chantage yoo xam ne borom boutique ñi ngi koy def
dañuy yokk njëg yi ci biir hôpitaux yi. njëgu aéroport. waaw loolu bu amee dinañ leen wax ñu tëj hôpital Dantec cas exemple kay laa la jox Dantec. il faut faire des enquêtes. loolu danaa si jóg tey bu dee loolu am na kooku dinañ ko fa génne parce que xam nga hôpital loolu si produit hors activité la bokk. loo xam ne koy jar 300 moom 500 la koy jar. mais bu amee directeur bi tey dina jël daan yi nga xam ne dañuy génnee kooku si hôpital bi parce que xam nga hôpital bu gënul yomb ma lay jox numéro kay ki koy dund tout de suite. dama ko jox comme ça bi ñu demee tey ñu jël motukaay yëpp dinañ ko fa génne macha allah parce que hôpital la fa nekk mooy dañu nar a servir population bu demee ne ba nga xam ne population ñi nga am naqar dana indi coow te ñun dañu def benn charte du malade bi nga xam ne dañ leen ne lépp li nga seen mooy seen ak seen yelleef ci biir hôpital bi fii lañ ko tënk waaye tamit yéen il faut ngeen jox cër hôpital ndaxte sànq maa ngi dégg seen rajo bi waa ji naan hôpital boo ñëwee dañu lay naan fayal ticket yaakaar naa ne fay ticket moom mënu ci bañ am mënul ñàkk ndaxte bu dee nekkuloo cas bu ñuy wax cas d'urgence ba nga xam ne gisuloo mënutoo dara képp ki nga xam ne da nga doxal sa bopp ñëw ba ci biir hôpital war nga fay parce que loolu ci participation fay mënul ñàkk comme aussi jàppante léeg-léeg ñàkk bañ a déggoo diggante personnel bi ak patient bi c'est vrai que aussi wàll boobu quand même docteur warees na ci defaati jéego c'est vrai que personnel médical bi gàcc ngaalaamaa ñoom mais léeg-léeg ñu gis également surtout boo duggee urgence parfois guddi ay comportement yu doy waar yoo xam ne quand même accueil bi c'est ça ci à l'endroit des clients du fépp nag mais astafurlah des patients du nag fépp mais quand même on a relevé beaucoup de problèmes liés à ça ci am nañuy seetaan ay patients yoo xam ne am nañu incident yu mel noonu ci bërëbu fajukaay je pense que ku ñëw di faju ku dalal sa xel nga soxla mais soxla wuloo ku la tiital mais madame Fati da nga wax lu am solo parce que yaakaar naa ne motul sax ñaari semaine kilifa bi monsieur le ministre mi ngi ciy waxaat man damay dugg hôpital ñu bëri xamuñu ma damay dugg taxaw mais di nga dund yoo xam ne da ngay reetaan parce que da nga naan non est-ce que kii nit la ndaxte comportement bi da nga naan nit ku wér sax du ko am ndaxte sama kilifa sax directeur général des établissements de santé am na benn agent wax noonu la ko dàqee ñëw ko mot waajur mais mu ñàkk ko kersa di nga gis koo xam ne dafay ñëw ne la soxna Faati par exemple tugu Haalpulaar la man dégguma Haalpulaar du ma wax ak moom dama bëgg xam nit yi xam ne hôpital ñaari extrémité la am na loo xam ne dafa mucc ayib am na loo xam ne tam boo gisee ne cim loolu am na fa mais li ci ëpp solo mooy dañ leen ne kilifa hôpitaux yi bu dee mënu leen jël responsabilité boobu ministère dana ko jël dana leen tànn ndaxte xam naa di ngeen ko dégg très souvent kilifa bi day génn guddi rek dox dugg ci biir hôpitaux yi di nemmeeku ndax garde bi ñi koy def am nañ droit def garde ndax ñi nga xam ne ñoo nar a toog ci hôpital ñi koy def mais il faut mu am il faut mu am parce que mënatuñu toog di foowee wallaahi léegi nag mais tamit xam nga dafa am ñaari extrémité am na hôpitaux yoo xam ne boo fa duggee tey soxol dina sedd da ngay gis ay messages yoo xam ne dañu koy yónnee loolu dina ça met du baume au cœur mais am na ñoo xam ne tamit ñi nga am comportement yoo xam ne il faut ñu daan leen parce que hôpital bu fu mu nekk nii si restructuration bu ñu nekk mooy dañuy dem ba nga xam ne dañuy évaluer waat personnel bi yëpp képp ki nga xam ne li ngay def jaarul yoon sanction dana daan sa kaw. merci beaucoup jërëjëf docteur Ousmane Dia moo nekkoon sunu invité ci info du matin ni ñu ko waxee woon rek moom docteur Dia moom nag xam ngeen ne mooy directeur des établissements publics de santé ñu amoon mbégte di la dalal on vous souhaite beaucoup de courage. Merci et puis beaucoup. Le peuple quand même compte sur vous ñu indi ay leeral. ci drame bi nga xam ne am na ci hôpital Magatte Lô bu Linguère c'est vraiment un drame et lu mel ni quand même war nañ ko dépasser merci beaucoup docteur Ousmane Dia Alaaji Daouda ba fan yi incha allah ci biir ay bés wala semaine prochaine rek. waaw Assoumben nga ci fas yéene àndal ci préciser du ma docteur la. waaw Sénégal yëpp docteur la ñu mais docteur bi Ousmane Gueye la. man directeur hôpital la ci formation. d'accord directeur hôpital ci formation. ndax xam nga da ngaa nekk ci blouse blanche yi rek moo tax ñu lay jaawale casquette yi dañ koy xaw a jaawale xam nga.